mooy moom it la mu wax est-ce que mën nga ko parce que l'islam d'abord salaire mensuel l'islam mosu ko nangu ndax qabla an yadufa arakul jabil la yonent bi waxoon nit ki bu la sonnalee fi mu ñàkkee sonn ko balaa ñàkk baa wow nañ ko fay loolu la waxoon mais dañu dem ci système nag ba xam ni nit ki bis bu ne bu ñu bëggee fi muy lu mu ñàkk ci bëccëg ñu jox ko mu lekk ko ci bëccëg bi mën naa am bu weer wi dee moo am problème moo tax nag ñu di ko organiser di ko dajaleel pour que bu weer wi dee mu mën koo jël mën ci nag seet nu mu organiser boppam wut ci calendrier wut ci programme loolu tax ñu def ko ci boppu façon ba ca des itam mooy l'islam nanguwul pour que pay yées li borom sonn nanguwu ko mais bëggul itam pay ëpp li borom sonn wala nga xam ni boog borom moo ko koy may boo déggee ñu ne la pay bu ëpp li borom sonn mooy ku d'accord ak employeur pour que muy liggéey au minimum 10 heures par jour te léeg-léeg mu sàcc léeg-léeg 2 heures ou 3 heures yoo xam ne du ko liggéey lu mu ca lekk riba la waaw boo waxantee 10 heures ni par jour ba signante ko ba noppi te am jour yoo xam ni 10 heures yi du mat te doo ko nekk ci seen service sa service bopp lay doon te du autorisation bu ñu la jot xaalis ba ñu lay fay ci heure yooyu normalement riba lay doon ci yow parce que liggéeyoo bi ci des itam mooy employeur bi ci boppam waxtu wi ngeen waxante mu war la cee fay bu dul empêchement bu doy waar waruñ caa teg ay waxtu te mooy li xew léegi l'islam nanguwul waxtu wi nga war a fay nit ki waxtu wa jot ngay wuti weneen waxtu jaaduwul ñaareel bi itam nanguwul nga war a fay nit ki naan ko ma avance la lii ba jekkuwaat benn la ci nangu moo tax mu bëgg bala ngay jël nit ki mu wóor la ne mën nga garanti léppam bu waxtu wi jotee nga jox ko li mu moom aussi bu jotee nga jox ko intégralement pour mu bañ a nekk ay moitié yu kenn xamul waaye nag li xew na te itam contraintes yi ñu doon wax sànq contraintes yi mooy dellu si nit ki nga xam ni daan na doon toog amul lu mu def ku ko mën a jël di ko fay am na ca problème yoo xam ni bu posé woo itam bu ko ca mënul dara itam parce que buñ ko dàqee moom mooy perte moo tax muy nangu yu bari waaye nag gis nga faf léegi problème yu posé wu yëpp ci entreprise yi loolu la koy indi affaire grève yeeg manifestation yeeg yooyu yëpp problème yu mel noonu moo koy indi mu mel ni nag léegi relation boobu ci wàllu ni mu ko waxee conscience professionnelle xam nga dañu wax ni li gën di farata mooy liggéey ba ci war a jiitu mooy adaa'ul waajib kon ñaareel ba mooy adaa'ul nawi fil waajib ñaar yi c'est très important dañu ni l'islam liggéey li mu bëgg mooy nit ki bala muy compter ci salaire bi na compter ci devoir bi liggéey bi doon ci moom ba noppi ndax boo ko delloo ci salaire bi nu mu la neex ngay liggéeyee mais boo ko defee ci sa devoir nag xam ni gor nga dafa am loo waxante bu boobaa sa ngor moo lay xamb ba looy liggéey daf koy delloo ci ngor googu ndax li nga waxante sa nawle bu ñaareel bi rek mooy adaa'u naw fil waajib te mooy am na liggéey boo xam ni quantité amu ca solo mais qualité liggéey boobu moo ca am solo waaw ba tax na nag muy loolu ñaari yooyu yëpp benn ko ca nekk muy employeur bi di employé bi kenn ku ne war nga ko mën a sàmm ba ca des itam nag mooy dellu si ci li Cheikh waxoon misaan bi équilibre bi parce que nee na ku bewloo sa instrument mu bewloo sa jikko te bu instrument bewee jikko bew répercussion ba ca environnement ba la jëm preuve moo di ku truqué benn balance
jël poids yi moo waroon a nekk ay 2 kilos nga truqué ko ba léegi 1 kilo 500 lay doon wala 1 kilo 600 xam nga léegi beewloo nga balance bi parce que mu ngi jël ci àqu jàmbur lu mu moomul wala mu ngi jox jàmbur lu motul kooku boobu bu metti la mais xamuloon ni yow mi ko koy def balance bi mu ngi sàcc sa jikko ndax yow itam li nga def sàcc na bu yàggee nag moom itam mu di la ko tàmmuloo dina dem ba def ko jikko ci yow mu jigi dootoo sàcc balance leneen ngay sàcc waaw te ku dem nag ba yaay yooyu yëpp instruments yi ñu beewloo leen nit ñi ñu beewloo leen bu yàggee environnement bi addunay tukki ndax kenn dootul baax loolu tax nag wàllu liggéey usine beeg bu mu ci mën a doon li ñu waxoon sànq rek mooy dellu si problème bi du problème mu matériel problème mu nit la te mooy am na yu war a jiitu di ay qualité yoo xam ne nit war na ko def ci boppam bala muy seq ku muy seqal te mooy mu yiw mu am ngor ah ngor mooy tax lu seq ak nit doo ca génn waaw yiw géej mooy tax lépp luñ la bëgg a def loo te àndul ak sa dignité nit nga bàyyi waaw bu ko defee rek la ci des wàllu discipline la wàllu discipline la te mooy lu ci ne am na nu muy doxe am na ay règle bu règle yay jotee kenn ku ci ne am na noo war a doxale ba tax na nag relation bi li muy doon rek mooy problème mu comportement lay doon ndax dañ ciy gis ñoo xam ne aussi itam wóor gi mu leen wóor ni ñooy nekk chef département bi wala nit ñi ci ñoom la ñu aju dañ koy dem ba def ko genre autorité dañuy buute nit ñi dañ leen di traiter n'importe comment dañ leen di gëdd di def lu ne parce que déjà ku ci wax mu menacé la ni la dama lay effacer mu mel ni loolu nag jàdduwul parce que itam liggéeyloo nit nag na bul fàtte ni nag dignité ma taxul muy ñëw boo demee ba li mu war a ñàkk nag war caa am teranga mu mujj nekk nag menace laa dootul jàddu mais aussi itam ki ñuy liggéeyloo itam ku am nit mu di la liggéeyloo nekk ci sa chef mais foog nga am ormo boo ko amel foog nga am teggin yoo ko am parce que nit ba lay am orma kenn boppam la war a ormal ba noppi ku respecté wul sa bopp doo respecté kenn te respect nekkul sax ci mageel nekkul aussi ci nit di sa chef mais xale bi nga jur sax sa doom war nga ko respecté ndax itam ci biir respect boobu nga koy respecté moom itam ca lay dem ba yaru ca ba xam ne nekkate respect am na njariñ en plus forte raison nag ki nga nekkal ci biir société bi ah moo tax ñuy wax ne nag foofu kilifteef gi kilifteefu waxtu la kilifteefu entreprise ak i chantier kilifteefu waxtu la te mooy fi muy xëy see war a liggéey si midi 8 heures ak midi mais bu midi jotee muy kilifa boppam kon yow bala mu koy jëlee rek ci biir entreprise koo xam nag ci biir entreprise rek nga koy yilife là am na foo xam ne boo ko bëggee yegg ak moom nag dootul sotti moo tax nag kon il faut que ñuy trouver ay compromis seen diggante kenn ku ci ne xam yan règle moom nga war a tënku te mooy ngay seet nit ki lan nga ko war a jox ci ay respect problème bu posé wu ngeen waxtaan bu ko defee seet lan mooy trouver nan na ngeen def ba trouver solution bi wala compromis wala lu mën a doon mais bu fekkee ne bu kii meree daal ni damay dàq ñëpp kële moom itam mer daal di ni damay grève daal di commencé grève ba faf duñ ko def grève pacifique mujj gi ñu jëli xeer ak lu kenn mësul xam yàq biir entreprise ba bu yàggee dootul sotti moo tax nag am na discipline yoo xam ni du sax li ngay liggéeyee tax mais nit ci boppam moo ko war a def delloo ko ci boppam en tant que nit soog koo delloo ci li muy liggéey wala ci leneen lu muy war a def moo tax je crois que comme noonu ma ko demandé ci diggante conscience professionnelle bi je crois que conscience professionnelle dinaay wax ni li tax l'islam wuuteeg tubaab yi li tax l'islam wuuteeg tubaab yi ci conscience professionnelle mooy tubaab lu mu la ci wax intérêt ba ci profession bi lay dellu bu dee l'islam nag lu mu la ca wax intérêt ba ci conscience bi lay dellu te bu ñu nee conscience nit a tax yaay seet nag mais tubaab bu la nee conscience professionnelle rek intérêt liggéey bee tax l'islam nag bu la nee conscience professionnelle conscience bi lay wax ndax nit bu nit baaxul rek li muy liggéey lu baax donc kon problème bi mu ngi ci nit ki respecté boppam mën a respecté parce que même outil sax nit dina ko respecté outil laa wax nit dana yegg ci fonk boppam ak yiwal boppam ba outil du def clé bu mu liggéey rek sànni
clé bu mu paree delloo ko place am ranger ko toppatoo ko lu tax fa muy liggéeyee mu fomp ko di seet bu wàccee bala muy dem di seet ndax am na lu newul place am di defaraat di ranger waat gis nga yooyu yëpp ci moom la ñu tudde al baqiyatu salihat ñun dañu def baqiyatu salihat mooy buy jullee ba noppi subhanallah yooyu ngay def déedéet baqiyatu salihat mooy loo xam ni mënoon nga koo bàyyi sax ndax am na keneen ku muy liggéeyal waaye itam nga xam ni rek comme yaa ko doon liggéey yow bala nga koy bàyyi di nga ko defaraat ba mu mel na mu waroon mel wala bu ko mel lu itam kay ñëw du sonnaat te mooy di nga ko ranger toppatoo ko lu kii nga teel a gisee ña nga war a gisee wax ak ñoom avertir leen yooyu yëpp ci conscience boobu la dugg waaw yaakaar naa loolu mooy relation bi nga xam ni moo war a am diggante employeur ak employé